asalaamaaleykum mbokkum sénégalais yi en tout cas africain ou fépp foo leen munti nekk sénégalais africain comme en tout cas nekk individu boo xam ne yaa ngi sur la planète Terre ah di nuyu sénégalais yi en tout cas en interne ici au Sénégal comme à l'externe maanaam la diaspora di leen dalal ci seen émission grand débat grand débat comme d'habitude fii nii ci la teranga point info la teranga TV di faral di faram-fàcceel ak suñu ay consultants di revenir sur l'actualité en tout cas fii au Sénégal muy li nga xam ne vraiment dal na Sénégal mooy yëngu-yëngu yi lié ak li nga xam ne mooy le affaire Sonko affaire arrestation Sonko donc tax na ba Sénégal yëpp yëngu na kilifa diine yi toogatuñu le gouvernement toogatul ndaw yi ñu ngi résister les gens appellent en tout cas à la mobilisation ñenn ñi ngi appeler vraiment à l'apaisement ñu toll foo xam ne Sénégal wax dëgg yàlla foog nit ñi jóg ñi ngi wax pour que dëkk bi mën a am jàmm donc tey suñu émission grand débat dañuy faral di dajal di waxtaan toujours ak suñu consultant kenn ci mu nekk le grand Lamay Sène Lamay Sène ma bàyyi la nga nuyoo ak internautes yi. salaamaaleykum di ziar ñëpp di masawu ñëpp tamit coono rawatina suñu mbokkum taskatu xibaar yi di masawu Sénégal bi ñëpp xam nga ak ku mënti doon moo xam yaa ngi sa biir kër moo xam nekkoo sa biir kër ak foo mënti nekk rek ñu ngi leen di masawu di leen wax asalaamaaleykum. en tout cas ñu leen di masawu mooy Teranga Info Teranga TV en tout cas le groupe La Teranga ñu ngi masawu vraiment ñi nga xam ni seen bakkan génn na ci àddina perte nañu la vie ci affrontement yi nga xam ni am na avec en face la police la gendarmerie GIGN bref ñi nga xam ni rax nañu ci biir coow li neen na tur en tout cas ñu ngi leen di masawu ci déjà li nga xam ni am na di ñaan mu yem fi mbir yi sedd mais loolu nag dañ ciy waxtaan ak suñu consultant mu ko waxee sànq Lamay Sène en tout cas Lamay Sène dëkk bi métti na. waaw métti na boo xoolee xam nga ndeysaan li ñuy wax Sénégal des fois di nga wax doo xam ndax dañ lay bàyyi xel wala déet mais kenn sañul wax ni bàyyiwuñ la xel mais des fois da ngay t'as l'impression que da ngay tànkamlu na gars yi duggaat ci page yu Teranga Info ci mois bii passé yëpp ñu seetaan suñu émission yi ñu fi def yëpp lii nii sonné woon nañ alerte yi nag bu ñu koy def gars yi dañ ci war a conscient barki démb lañ def fi benn émission ma ne la na état bi déployer ay moyens ci commissariat yi ak brigade yi lu ko mooy booy mun nañ ko songi et c'est le même jour la ko gars yi dem songi nga dégg ay brigade songu dañ leen fii ainsi de suite donc fi situation bi toll nii il faut que ñu def benn jàngat bu ndaw ci affaire bi dafa am ay manifestants yi ci nekk di jug pour xeex pour seen réew mu am ñoo xam ne ay samba booy lañ. maanaam mbir mi daf leen arrangé pour que ñu mën a saccage. bien sûr ñaata weer déggoo kenn ñu ne la agressé nañ ko fii agressé nañ ko fee lu dul sàcc nañ ma tafu nañ ma parce que buuxante oto yi. léegi agresseurs yooyu nga xam ne dañoo toogal seen kër defuñu dara wala ñu nekk ci mbedd mi amuñ kenn ku ñu mën a agressé parce que couvre-feu bi am na mais kooku mooy profito kooku mooy andi mooy commencé sax fitna bi léegi nga gis xale yu ndaw yi combal yi commencé cee dugg mu am ay ñi manifester ñëw tombe ci on va dire que ñoom la mais dafa am ay actes de vandalisme yu am parce que Sénégal dafa nekk ci benn crise bi Covid bi ci la bokk band yi nag ñi am ci occasion pour profiter nga xool li xew golf c'est au-delà sax de vandalisme mais ay xale yu jigéen yi doon dugg ci site Beko bi doon rawale bagage yi fa nekk mais ñu leen di violer donc c'est au-delà de tout ça maintenant moment bi gars yi nekkee biir ville di yuuxu tojuñu dajjiwuñ moment boobu am na ñoo xam ne ñu ngi dem di dajji ay magasin di yóbbu loolu acte de vandalisme la bu ñu boolee acte de vandalisme nag ak Sénégal bi jug taxaw benn sonnette d'alerte la bu doy waar ci Sénégal alerte la pour ñi nga xam ne ñoo dugal seen loxo comme soi-disant par exemple France sénégalais dañ leen alerter par rapport ak suñu ay ressources ak bépp réew que sénégalais yi dañoo pare pour garantir seen bopp seen ay ressources alerte la bu doy waar
man du ma wax acte de vandalisme yeeg yooyu nañu ko jël teg ko ne nañu xool sénégalais bi jug taxaw carrément pour réewam. mais Lamine Sène gis nañu temps yi ni passé lakk kër yi bëri na ku jóg wax yenn wax yoo xam ni xëy na métti neexul ñenn ñi dañ taal sa kër taal nañu kër Me El Hadji Diouf këru en tout cas soxna Marième Faye Sall muy yaayoom muy dernièrement le ministre en tout cas de l'intérieur Félix est-ce que dafa nekk loo xam ne xëy na le discours n'a pas été bien perçu moo tax xëy na tàkk-tàkk yi daal am na te gis naa ni ñëpp nag sa préfère se taire. waaw pour man ministre bi dafa waxee nu mu war ta waxee gis nga peuple bu amee ñoo xam ne dañoo bëri ñu mer bul yokk boobu bul xambaat taal bi. kon moom dafa jot a xëmb. safara si daal mu waxee la warul woon waxee. c'est-à-dire di dugal ay affaire de rébellion ay affaire de terrorisme ainsi de suite non. donc jàpp nga ni c'est discours bi. en tout cas c'est mal fait. ñaata yoon ñun ñëpp ñu ngi woon ci terrain bi. ay jeunes yu taxaw gis ni ay policiers yi mën nañ leen ñu bàyyi seen loxo dem encadré waat policiers yi pour génne leen ci foule bi nga xam ne am na ay ñeneen ñoo xam ne dañ cee rax. ñii ñoo dem jënd ji ay sachet ndox pour ñoo jox ko ay policiers ñii rawale ay policiers dugal leen ci biir kër mais Sénégalais def nañ ko combien de fois. kon problème bi nekkatul en tout cas xale yi ak les forces de l'ordre. dama lay jox exemple tey GIGN élément GIGN bi loxoom dagg déw mais ma femme a pleuré aujourd'hui juste que mu ngi doon seetaan image bi dafa jooy comme ku ñu doon dóor xam nga ndax lan mu ne waa léegi kii nu muy def ma ne ko kii moom mënul benn loxo mënul liggéey ci GIGN rek rongo ñu tuur di jooy ma ne ko lan la mu ne ma léegi kii nan bu dee am na jabar ak njaboot nan lay def ma ne ko non dina am moom lu ñu koy jox moom mu ne ma est-ce que loolu dina ko satisfaire nangam di jooy ñaata sénégalais ñoo jooy donc ministre warul woon ñëw di ñu andil sax affaire pandémie bi la moo tax mënuñ ko teg ne pour l'instant te wax ci crise bii lañ war a wax te bàyyi affaire de pandémie affaire de rébellion affaire de terrorisme. est-ce que peut-être mobilisation maanaam violence yi. jël loolu nañ ko bàyyi teg ko ne ñu xool nu ñu apaiser tension bi c'est mieux. kon loolu mooy peut-être sénégalais yi li ñu daan xaar ci discours ministre bi. ko doon xaar sérieusement demul foofu li waroon mooy fexe sax même c'est que bul ne man kilifa laa rek waruma mel ni kuy saraxu mais même bu nekkee kilifa sénégalais yi ñoo koy fay dafa war a xam ni comme ni ñuy wax naan mindaan la boo xam ne sénégalais yi ñooy jël seen xaalis di ko fay pour mu jël ci xaalis boobu fay ci suñu force de l'ordre yi gérer ñi suñu sécurité dëkk bi mais sooy wax ak ñoom da nga war a wax ak responsabilité bu doy responsabilité bi mënut a weesu nga wàccee sa bopp affaire bi tollu ci foo xam ne tey benn kilifa war nañoo fi di ngandul de da ngay wàccee sa bopp bu baax. wàcceel ba gën a suufee sénégalais bu laajee sukk sa óom ci suuf nga def ko juste pour calme bi ñëwaat calme total. c'est vrai que fi mu toll nii ñu wàcc. c'est vrai que fi mu nekk nii bakkan yi ñuy gën di yokku bi njoona ñu ñuy. kat déjà xale yoo xam ne seen bakkan génn na mu doon loo xam ne ñëpp a ngi ñaan vraiment pour que mbir mi ñu wàcce ko ci suuf. mais jusqu'à présent des discours restent à attendre de la part en tout cas du gouvernement mu nekk loo xam ne xëy na est-ce que de loolu moo indi tey mouvement bi nga xam ni moo tudd M2 je pense sànq rek. aar sunu démocratie. voilà mobiliser wu nañu mardi mercredi. te loolu nekk na loo xam ne da gën a métti parce que woote nañu pour 3 jours. noonu dafa bañ a egg noonu dafa bañ a egg fi réew mi toll nii président Macky Sall moo waroon jël responsabilité bi wax jàmm na ñooy. mais moom président de la République am na ñu ne nekkul Sénégal am na ñu ne mu ngi biir Sénégal. waaw léegi kon image yi di circuler que nii moom mu ngi wër ci mbedd Dakar yi kan la oto boobu kan la oto bi ànd ak armée bi di dox di wër ci biir Dakar oto kan la réunion d'urgence bi ñu doon wax ni am na démb fan la kan moo ko doon def soit mu nekk fii ñàkk fee nekk benn Twitteru Macky Sall benn mun na apaiser tension bi yëpp.
mais est-ce que tey amul benn rupture diggante en tout cas le gouvernement ak les guides religieux parce que lii gëj na fi am guides religieux yi bu ñu jógee waxtaan woo ci suuf la plupart dañ daan tax ñi bàyyi mais tey est-ce que amatul léegi différence parce que tey vraiment gars yi ñu ngi gën di wax ñëpp ngi gën di wax mais jusqu'à présent gis ñu benn discours du président de la République le seul discours bi ñu gis mooy bu ministre bi. ak bu Idrissa Seck. waaw. muy def bilan. kon est-ce que peut-être que ñoom fi ñu jàpp ñu ngi ko jàpp ba léegi nii. nañ bàyyi bilan bi ñuy def Idrissa Seck bilan la doon def tolluñ ci bilan wu dëkk bi de waxuñ mu defal ñu bilan Covid bi waxuñ mu defal ñu bilan crise waxuñ mu defal ñu bilan nangam waxuñu mu waxal ñu Ousmane Sonko mu taxaw waat que fii ba jant bi di fenk doo leen mës a gis ay preuves pourquoi muy imposer loolu Ousmane Sonko c'est-à-dire discours bi du foofu tey képp kuy kilifa ci dëkk bi xam nga lan nga war a njëkk ñaan mooy population bi nañu dal. nañu bàyyi yàq bi parce que lépp lu ñu fi mënti yàq tamit après ñun la rek si ñun lay méttiwaat comprendre nga. ñi ci rax ñi ñuy woowee les soi-disant nervis encore une fois ñoom it ay sénégalais lañ dañ leen di wax dëgg la métti na te si ñëpp la métti bu dee li ñu leen waxal c'est avéré que ni 15000 francs lañ leen fay 15000 francs boobu ñu leen fay soxlawul ngeen di dox di dem. xam nga noo leen def dem leen ngeen aar banque yi dem leen ngeen aar grande surface yi ngeen taxaw foofu bañ a jël ay ñii di yor ay gourdin ñii di yor ay fetel di ko dóoraat ci seen ay mbokki sénégalais jug di rey sénégalais dem leen ngeen aar yi coin yi mu leen wax. mais tey Lamine Sène gis nañ tamit ni violence yi ba tey fa la ñuy des. suñu mbokk journalistes yi ñu nekk Walfadjri Sen TV coupé seen signal mu doon loo xam ne doy na waar wax dëgg yàlla ndax tamit c'est des sociétés yoo xam ne ñu bëri ñu ngi ciy liggéey ah CNRA génne benn bataaxal bu wane ni bu ñu bàyyiwul li ñuy def dinañ ko coupé est-ce que jàppuñu ni peut-être parce que tey ku xam Walfadjri xam ni noonu lañ yàgg fonctionner ku xam Sen TV xam ni c'est comme ça toujours est-ce que loolu mbir mi. amul lu la xas ci suuf xam nga fàtte xaju fi c'est yow il faut dire les choses telles qu'elles sont fàtte xaju fi président Macky Sall Ablaye Wade ba mu fi bëggee tëj Sénégal ab Walfadjri di leen andi ay problème il faisait partie des gens yi nga xam ne ñoo njëkk dem Walf andi fa soutien bay méngale Walfadjri ak yonent yàlla Moussa ci nguur di wax Sidi que dëgg bi Walfadjri nekkee moo tax mu am tolof yi. mais dëgg boobu ba tey moo fi nekk c'est-à-dire lii deful lu dul gën a xamb taal bi c'est-à-dire tëj ay télé tëj ay rajo ainsi de suite di tongal ay journalistes yooyu moo ko jarul ubbil signal bi da nga koy ubbi amul sens nga tëj boo ko tëjee ba tey yaa ngi gis ay image non. mais tamit gis nañu ni beaucoup de suñu naatango yi nekk à l'étranger mu nekk loo xam ne mooy ñoom la ñu woowee diaspora. gis nañ ñoom it ñu ngi ci biir danse bi tey jii à Paris noté nañu vraiment une foule immense sénégalais yu fa génn. di masse man du foule bi moo ma impressionné. du foule bi mais biir ambassade bi ñi fay liggéey ñoom ñoo doon yuuxu li ñi nekk ci biir sax yuuxuwul. yi nekk ci biir di manifester li ñu waxul sax ñi doon liggéey ci biir ambassade bi li ñu doon wax c'est plus grave que ñi nekk ci biti foofu moo grave man loolu moo ma impressionné mais pas foule bi kon il est temps que président Macky Sall jël ay responsabilités wax ak sénégalais yi soxlawul di yónnee ay délégation ci ay kër kilifa diine parce que woo nañ la ñoom ñëpp wax nañ ko nee nañ woo nañ ko wax nañ ak moom. ñoom nee nañ soxlawuñu xam kii moo tooñ ak kee moo tooñ léegi le problème n'est plus affaire de Ousmane Sonko affaire bi xam nga léegi lan la président Macky Sall wax ak sénégalais yi parce que xam na li sénégalais yi bëgg balaa béy di wéy mbuus tey la samedi il n'est jamais trop tard pour mu apaiser tension yi. mais apaiser tension boobu foofu lay teg sama loxo parce que tamit gis nañu ni ci conférence de presse bu sànq bi nii rek. gis nañ ni collectif bi ñu ngi wax ci wàllu disparition Ousmane Sonko mu am ay information ñi naan fake news la ñi naan du dëgg ñi naan non li amul
ni Ousmane Sonko dañ ko kidnappé yóbbu ko en tout cas guddi pour ay preuves donc mu nekk loo xam ne jaxase na ci boppu sénégalais yi. waaw mais loolu avocat yi wax nañ ko ñoom nee nañu ñëw nañu section de recherche. ñu ne leen yóbbu nañ ko fan lañ ko yóbbu ñoom ñu ne xamuñu ñu dem tribunal juge bi ci boppam dañ gisagul Ousmane Sonko ba ban heure presque 11 heures. mais am na ñu ne woon ni information bi ñu am que ni dañ ko rawle woon rek bañ manifestant yi bu ñu ñëwee. non mais ñeen di fa non loolu mënut a ne li mën a nekk kay. ak li ñu war a mën a jàpp mooy li avocat mi wax que gisuñu ko gisaanuñu ko le pire mu dugg biir bureau doyen des juges avocat yi nanguwuñ ñu dugg c'est-à-dire. loolu tamit nekk na loo xam ne jaaxal nañu bëri. c'est-à-dire au fur et à mesure man dama comprendre quoi dama xamul ndax gars yi ñoom dañoo dematul ak sago wala dañoo tiit di paniquer wala xaw ma lan la daal. parce que dafa nekk loo xam ne ñu bëri ñu ngi posé cette question. nan la ñu mënee entendre Ousmane Sonko sans ses avocats. doo xam ndax ñoom dañoo tiit même gis nga ba may suivre ministre de l'intérieur démb dama ne est-ce que kii jar na blâmer est-ce que waxeewul tiit parce que boo tiitee aussi da ngay paniquer li ngay wax dafay doy waar boo nekkee ci image di liggéey ci image par exemple nga seetaan image yu Idrissa Seck ça va te dire que non mais est-ce que kii tiitul par rapport ak nu muy xoolee caméra bi est-ce que tiitul ci discours bi affaire yooyu nekkul di moytu benn affaire doo comprendre c'est-à-dire Sénégal bi suñu Sénégal la ñun ñëpp président Macky Sall moo ñu jiite appel bi mënoo ko lancer kenn ku dul moom. En tout cas maa ngi rappeler suñu internaute que vous êtes en direct sur la teranga.info si Facebook comme la Teranga TV mu ngeen am l'intégralité ci kanam quelques minutes de différence à la fin de l'émission di nuyu vraiment ñi nga xam ne ñu ngi participer ci émission bi mu nekk ñoom Marena le grand journaliste Marena ñoom Léonie ñu nekk vraiment de l'autre côté mooy Atlantique Média di nuyu vraiment étudiants yu bëri yoo xam ne ñu ngi intervenir fii ci WhatsApp bi ñu ngi poser question ñu ngi vraiment naqarlu li nga xam ne am na. mais tey la may seen kenn ko naqarluwul. mais gis nañu ni tey la deuxième partie laa ko mën a woowee mooy à partir de lundi la Ousmane Sonko war a dem wuy ji ñi ñaa ngi woote apaisement ñi ngi naan Macky Sall na teg loxoom ci dossier bi ba mu dem mais si on arrive lundi nit ñi continuer li ñuy def mouvement bi jógaat war a marchaat donc loolu mooy l'appel des religieux ba léegi jotuñu ko mais fi ñu jëm du neex. su doon maay président Macky Sall tey lay woote bàyyi leen Ousmane Sonko mu ñibbi këram. mais nee nañu Ousmane Sonko bàyyi nañ ko mais moom it nee na il faut bu ñu koy bàyyi nañu bàyyi ak ay nitam. c'est-à-dire li ñuy jàppee ay nitam lan la leen jàppee. mu nekk Guy Marius Sagna ñoom Clédor Sène. déggoo président Macky Sall na jël décret tey man de su déggoo sama conseil tey non seulement justice bi dossier bi andil leen ma ko te puis ngeen génneel ma Ousmane Sonko ak képp koo xam ne da ngeen koo jàpp ci mbir yi. pour que jàmm ne ñooy. ngeen bàyyi leen ñu ñibbi seen kër et puis dossier bi bu ma ci bëggatuma dégg ku ci waxati même bu dee day woo patron de presse yëpp ne leen à partir de maintenant bëgg naa dossier bi yéen ñëpp ngeen tourner la page et puis on avance parce que y a des choses plus importantes. mu doon coronavirus bi vaccination bi fàtte nañu vaccin yi ñëw na fàtte nañu yeneen ak yeneen mu ngi jur yeneen ay xaayawante sutura yoo xam ne presque dépassé nañ ko yaa 10 ans gars yi ñu ngi koy andiwaat tey mooy li ma waxoon fii affaire Ousmane Sonko bi tax na ñu bëri xaawe nañ seen sutura ci diggante bi ñoo xam ne ñu ngi ci état bi ñii sañeetuñ def benn affaire état bi sañeetul génn yenn génn yi ñiy jël seen doom rawale loolu mbaa jàmm la ndax jàmm la ku nekk yaa ngi jël sa doom fi nga dëkk fi muy jàngee yépp nga jël rawale sa doom war a jàng nga woote sa kër ne ko bu xale bi jàngi nekkatuñ ci jàmm loolu bu ñu tollee foofu ci réew président Macky Sall moo war a jël ay responsabilités am mënut a weesu oyof gis nga nu muy oyofee woon ba muy fal. est-ce que loolu defet ci moom tamit. gisewu ko defet bu naree dellu ginnaaw non du defet. parce que tamit ak dëgër bu ñu dëgërlee ñaar yi man dama jàpp ni ñaar ñoo xam ne. seen mbir yombul. ko xam Ousmane Sonko xam vraiment. koo xam ba ñu dellu ginnaaw. le président république dafa yàgg dem ci ay nit loo xam ne. ñaari gaynde bu ñu dajee. jox exemple rek bu gën a ndaw. yaa ngi sa soxna. da ngay toog des fois
mu tooñ la mu xaw a dëgër te yaay kilifaam nga xam ne sama jabar ji kat mu ngi xaw a mer te pourtant moom mu waroon jéggal looy def yow chéri ko yow tamit waa léegi lan la dama laa tooñ du yow yaa ma tooñ nag mu ne tooñoo ma yaa ma tooñ nga ne ko waa léegi baal ma te yaay kilifaam waaw lan moo tax nga ne ko baal ma parce que da nga bëgg jàmm ji ñëwaat ci kër gi. mais xëy na foofu yomb na mais bul fàtte nii. mais Ousmane Sonko lan moo si jafe. Ousmane Sonko dafa jot a wax ak sénégalais ci ay dossiers yu bëri yoo xam ne bu jéewul yegg fenn. waaw mais donc est-ce que du règlement de compte wala bu nekk loo xam ne tamit nii Sonko moo bañ a. kaay ma jox la exemple man miy wax ak yow nii man mii sama plainte ngi nii ma déposé fii presque 2 ans ci commissariat bi sans suite chaque jour ma dem ci commissariat bi chaque jour que jëfee ma dem ci commissariat bi chaque jour mais loolu ñëpp ko dund Pape Ndiaye bu Walf li mu fi wax moo gën a garaaw newul fii am na benn chargé de mission bu sant Ndiaye violé benn mineur mais loolu bu doon dañoo bëgg affaire yi leer kese mais normalement ba mu ko waxee lan demee nañu waroon woo Pape Ndiaye na ko kaay wax ñu dossier bi ngay wax nii lan la parce que lii aussi c'est une chose très grave mais fan la mujj dégg nga benn yoon au commandant de la gendarmerie bind benn kii pour démentir wala approuver li Birama Ndiaye wax c'est-à-dire kumba am ndey ak kumba amul ndey bi lañ war a jël teg ko ne réew bi ñun ñëpp a ko bokk ñun ñëpp. te gis nañu ni activités yu bëri tamit dagg nañu fi mu nekk nii lépp a dagg. loolu kay amul ba tey Sénégalais yu bëri ñu ngi impacté wu. lépp a xale yi seen jàng fi mu nekk nii mu ngi déstabilisé wu. man de personnellement man sama njaboot moom tant que affaire bi apaisé wu kenn du si jàngi kenn du si jàngi parce que tamit mu dem jàngi pour sàkku ji xam-xam ñu damal la loxoom wala ñu dóoral la ko bal du moment où yaa ngi gis ay civil doo xam lu ñu doon yor ay bal di dóor ci kaw nit ñi là c'est autre chose c'est autre chose. c'est vrai que ça c'est autre chose vraiment bu ñu gisee ay images yoo xam ne loolu ay source la ay images ay nit yoo xam ne vraiment dañuy tirer ci kaw ay civil di tirer ci kaw ay buntu kër mu doon loo xam ne war na attirer vraiment l'attention de nos autorités hein. La gendarmerie GIGN nag ñoom ñëpp nañu bàyyi xel civil yi nga xam ne ñu ngi yor ay armes di tirer bu ñu bokkee ci ñoom nañ ko assumer bu ñu bokkul tamit ci ñoom nañ ko régler nu mu gën a gaawee parce que manifestation bu amee ñëpp ay rax donc mu nekk loo xam ne askan wi waruñu jàmbarloo ak takk der yi parce que démb rek image yi rafetoon na bi ñu xeexee ba ci digg bi policiers yi dañoo arrêté mbir mi mu nekk loo xam ne les populations se sont réconciliées avec takk der yi. mu nekk loo xam ne lan mooy andi. lii yëpp di am. ay xeer yi naaw fii yow xam la moo xam ne yow benn ful nga gis muy ñëw bul sotti ndox bul dóor grenade lacrymogène bul dóor bal seetaan leen ba ñëw bàyyi leen ñu yegg si rek. ñu nga waxtaan ak ñoom ci tekk ak. non c'est aussi simple ful lu mu bëri am na noo koy apaiser dañuy taxaw lan la da ngeen bëgg dem fan ngeen bëgg dem non fee mu doon leen fa egg mais mun nañ leen may ba fii. ñoom ñu taxaw ngeen yuuxu li ngeen di yuuxu presse baa ngi fi mu jël leen après ngeen dem ñibbi ndànk est-ce que mun na nekk les jeunes de Médina démb loolu lañ def mais côté Colobane bu ñu defoon noonu pour man du am problème nit ki day dox bàyyi ko mu dox pour man tey Sénégalais toll nañu foo xam ne pour man dañ leen waroon ubbi buntu bi ñoom ñëpp. waaw c'est vrai parce que tamit mu dem encadré buntu palais ñu bàyyi Sénégal yëpp ñëw taxaw ba buntu palais. ñu wax li leen nakari. c'est vrai que exemple boobu gis nañ ko à Ziguinchor bu mu xawee métti c'est l'armée qui est venue mu sécuriser marché bi waxtaan ba xale yi toog def seen parce que ñu nangu brigade bi. donc ça a permis justement que xale yi bi ñu armée bi ñëwee ñoom ñu def seen en tout cas hymne national du Sénégal ñu wéy ko ci kanam vraiment militaires yi encadré marché bi tout s'est bien passé. il faut je pense que arrêter ñu bëri ci ay kilifa maa ngi dégg ñaan armée bi dafa war a génn. bu ñu ñëwul ñaan ñoom seen bopp ñoo warul ñaan loolu yàlla. état bi ci boppam moo warul loolu ñaan yàlla loolu armée bi di génn parce que l'armée gëmuma mukk ne dina génn ci li ko tax a dugg ci armée ba muy fanaan ci ay àll muy peuple sénégalais bi mu ñëwaat jël ay balam di ko roose ci peuple sénégalais bi j'y crois jamais kon ñoom seen bopp ñoo war a ñaan yàlla loolu bañ a am. en tout cas mu nekk loo xam ne lu am solo la. kilifa yi aussi nañu xoolaat seen discours yi. moment bii du discours de tàng. tolluñu foofu boo jiitee ay nit nga xam ni seen neer yi fi la toll.
da ngay xam nooy waxee ak ñoom nit ki mënoo ko fekk mu mer nga ñëw war ko gën a mer te yow yaay kilifaam bu ko gën a mer yow wàccal moom bu yéegee sax wàccal oyofal booy wut nguur da ngay woyof dugg fu ne di daw def fu nekk ku salaamaaleykum nga reetaan di saafonteeg nit ñi di kaf ak ñoom bul dem ba jël nguur gi tamit bëgg leen jaay loo xam ne nekkul sénégalais kenn du ko jaay doole boo ko jaayee doole jëlal bakkenam même bu ko xam ne ni yaa ko mën jëlal bakkenam moo ko gënal nga koy toroxal nañu am discours de responsabilité affaire bi amul arrière amul dellu ginnaaw tey fépp ci àdduna bi Sénégal lekk la ñuy wax ñëpp Sénégal la ñuy wax léegi nag bu ñëpp di wax Sénégal yow mi nga xam ne yow yaa jiite réew mi dañ naan kan moo jiite Sénégal ah kan moo jiite Sénégal la ñuy wax kon na am grandeur bu toll ni demander pardon ne veut pas dire défaite. c'est vrai arrêter que benn affaire. ne veut pas dire défaite. dellu ginnaaw ne veut pas dire défaite na dellu ginnaaw jël dossier bi classé ko fële comme yi mu classé yeneen dossiers yi répété naa ko fii du benn yoon du ñaari yoon ça c'est un population bi ñi leen rax di dajji ay magasin di sàcc loolu acte de vandalisme la kon ñi nga xam ne dañoo jóg pour manifester jaratul dóor ay lacrymogène nañ leen bàyyi ñu def seen manifestation ñu encadré leen bu ñu leen encadré li ñuy teg ci alkaati yëpp du ko jar du ko jar pour man tey toll na sax foo xam ne 2002 ba fi population bi ba Sénégal kiiwee wàccee ak Turquie gars yi ba pare lañ dem c'est vrai que boobu victoire la woon tey tolloon nañ foo xam ne tey ñu gars yi cerclé palais teg barrière yi may sénégalais ñi ñëw ba buntu palais ñu wax président di dégg da nga foog ne foofu après yow dina am osefar di nga gis ko sànni xeer. c'est vrai la may sànni mais tey jii. foofu laa lay bàyyi sax nga terminer. voilà d'abord mais sénégalais nañ bàyyi bu ñu gisee nit koo xam ne mu ngi sàcc am na ñeneen ñoo xam ne mun nañ leen arrêter automatiquement ak lu ñu bëri benn nit mun na fa am baat ne leen bàyyi leen ñu bàyyi. kon fu mu ne nii balaa ñuy wax xale yi bàyyi leen arrêté leen violence bi nañ ko fay nañ fay wax ji d'abord balaa ñuy wax problème parce que boo fayee wax ji discours de responsable tolluñu ci def ay bilan gouvernemental ay gouvernement bi def na lii wak jël na ay vaccin wak Covid baa ngi fii wak leew ak tolluñu foofu tolluñu pour ñu defal bilan politique. wala kon xëy na fi ñu xaaree Idrissa Seck mooy dinaa jël tey sama responsabilité wax ak Macky Sall wax bi ñu arrêté ko dès demain. ñun dañoo soxlawul Idrissa Seck pourquoi muy wax. parce que mu ngi ci benn au conseil en tout cas. su waree wax na wax ci beneen fànn ki sénégalais yi soxla pour mu wax mooy le président de la république tey bu doon ci opposition bi la nekk. du waxee nii. daaw rek ci waxtu bii bu doon affaire bi daaw la woon ci waxtu bii du waxee nii dañu waxante dëgg kon sénégalais ki ñuy xaar mooy ki ñuy fal muy le président de la république na génn wax ak sénégalais yi ñaan nañ ko population bi ñaan nañ ko. lii nii bu doon caméra bi daf may gis damay sukk samay ci suuf ne ko président ngir yàlla génnal wax ak sénégalais yi pour coow yi fay génnal wax ak sénégalais yi discours bu responsable nga jël ses responsabilités soxlawul ay arrière doo ragal doo kii du loolu stabilité lañ bëgg suñu réew la ñu am suñu réew mi la ñu am demuñu fenn dikkuñu suñu réew la ñu am dañoo bëgg nga wax ak sénégalais yi te jël dossier bi teg ko ne Ousmane Sonko dem occupé waat ay occupation am sa adversaire la dëgg la mais sa adversaire ne veut pas dire ton ennemi. kon li ñuy gën a xaar ci politique bi mooy vraiment président république mu arriver à mobiliser toute la classe politique mu lii mën a nekk preuve kon ci moom ni moom bëgg na jàmm am ci réew mi. Covid bi soog a dugg. personne n'aurait imaginé que Ousmane Sonko dina dem fekk ci Macky Sall pare personne. kon mooy foofu noonu Ousmane Sonko am na grandeur. pour ñëw vraiment mais quoi qu'on puisse dire loolu respect ñu bëri musuñu woon xalaat ni dina ko def. kon jàpp nga ni la même manière ni mu demee fekk ko palais moom it mën na def et pourtant ba mu woowee Khalifa Sall dafa ñëw pourtant mënoon na ne ki may woo nii pour la mooy woo mais ba mu leen woowee lan la leen wax daf leen wax intérêt Sénégal moo tax ma woo leen mais Ousmane Sonko dem Khalifa Sall dem. kon intérêt Sénégal mooy vraiment nañu fay wax ji. ñu arrêté dossier fi mu nekk na xoolee foofu rek na xoolee bis bi mu soxlaa gars yi bis bu mu leen soxlaa pour ñu ñëw palais. pour ñu xool mbirum Covid bi
ñoom ñëpp dañoo ñëw am grandeur wàcc ñu déglu la respect la wala du respect jox nañ ko cër boobu moom moo woote pourtant moom ba mu soxlaa gars yi bu doon respecté ñu xam lu ñu koy wax yow yaa ñu soxla fekk suñu mais gars yi dañoo bañ leen wooyee dañ leen wax intérêt Sénégal gars yi ñëw tey nag intérêt Sénégal moo taxawaat président de la République comme ni la gars yi fekk see woon nga ñëw wàccaat yow tamit sénégalais dañoo soxla sa kàddu pour mu jug. mais tamit seetlu nañ benn affaire mooy sénégalais yi fi mu nekk nii communication gouvernement en tout cas amatul benn impact bu am doole puisque sénégalais yu bëri seen problème la moo nekkoon mooy couvre-feu bi. couvre-feu bi tax na bu ñu bëri mënatuñu liggéey donc problème bi bu mu si yegsee gis nañu ni bon sénégalais ni ñu koy waxee mooy maanaam non seulement am nañu problème couvre-feu bi ñuy indil problème mu Sonko teg ko politique est-ce que du loolu moo tax ba sénégalais yëpp fippu ñun boole couvre-feu bi boole affaire Ousmane Sonko bi. li mer moo bëri sérieusement dañu wax ne dëgg rek quoi li gars yi mer moo bëri moo tax li mën a apaiser lépp mooy le président de la République na ko apaiser li jeex et puis on passe à autre chose quoi li koy apaiser xam na ko na bàyyi ñi jàpp. ñu ñibbi seen kër Ousmane Sonko ñibbi këram nekkaat ci ay occupation Sénégal continuer ñu topp mbirum. ñu nekkaat ci suñu mbir parce que bu ñu doon topp fi ay dossiers rek yi nekk biir justice saa yi fii ba 2024 dañuy nekk ci ay justice ay dossiers rek. mais est-ce que dossier fi mu toll nii mën nañ ko arrêté ba léegi. mais normal bañ a mën. kon mooy président fi mu ne nii am na pouvoir boo xam ne. dossier fu mu yegg mu génnee benn wax rek wax ak procureur mu ne ko. dama bëgg ñeent ko dossier bi bu ci kenn waxati. classé sans suite point. kii dem occupé ay occupation tey bu ñu demee bay daj ay prison di génne ay prisonniers nga xam ne ça c'est grave bu dee daal bëgg na stabilité ci dëkk bi moom mi jiite réew na génnee discours taxaw wax ak Sénégalais yi arrêté dossier bi ku ne dem. en tout cas foofu noonu balaa muy ma koy jox dernier kàddu foofu laay njëkk gën a laalee mooy les Sénégalais attendent beaucoup des responsables en tout cas gouvernementaux ñu. jàkkaarloo parce que néew ma ni le ministre de l'Intérieur c'est pas un responsable mais seulement que le discours là n'est pas un discours qui va apaiser loolu ñëpp a ko jàngat te gis nañu déjà la preuve le forum le mouvement civil commence à s'organiser parce que vraiment amul communication ci diggante bi waxtaan néewul di am xale yi ñu ngi gën di dee ci mbir mi doomu jàmbur lañu doomu sénégalais ñoom ñëpp ay sénégalais lañu mu nekk loo xam ne jaaxal na guide religieux yi jaaxal na sénégalais yi le gouvernement n'a rien à y gagner en continuant Ousmane Sonko ak Pastef n'a rien à y gagner pour que nu mu munti demee celui qui en sort gagnant war na mën a am déception ci Sénégal ni mu tàkkee nii le Sénégal ne mérite pas ça tey jii nii déjà l'ONU en parle en tout cas toutes les presses étrangères en parlent fi ñu tegoon Sénégal commencé na wàcc te loolu noonu vraiment warul nekk ndamu sénégalais te fi mu nekk nii gis nañu vraiment les investisseurs ñëpp daal am nañu benn nu ñu peindre Sénégal en noir mu nekk loo xam ne ñëpp seen ambassade dañoo siffler alerte pour leur dire que attention le pays va mal donc loolu ce sont des débuts loo xam ne war nañ ko fay muy en tout cas le gouvernement muy le président de la République déjà en pôle de tête boole ci guides religieux yi boole ci le en tout cas tous ceux qui sont dans la classe politique boole ci le forum civil ñëpp war nañ toog waxtaan mu nekk benn genre dialogue national c'est ça le véritable dialogue national il faut appeler tout le monde à être vraiment à l'apaisement ñu wàññi kas yi ñu mën a toog te gis nañu li mën a tax mbir mi arrêté wu il faut en premier lieu que le gouvernement prenne sa responsabilité pour mën a jàkkaarloo ak le Sénégal waxee ko fii Sénégal nag te ñu bàyyi journalistes yi ñuy teg nag vraiment tort seen liggéey la ñuy def parce que sans la presse vraiment ñoom ñi nekk ci gouvernement comme ñi nekk ci opposition bi plateau yi ñëpp lañ koy tijjil kon vraiment on lance un appel aussi pour dire que à nos frères de Walfadjri et de Sen TV la Teranga Info Teranga TV mu ngi de tout cœur avec vous parce que c'est le corps en tout cas journalistique nañ leen ñaanal pour que seen delloo leen seen antenne parce que ay ndaw la ay sénégalais la ñoo fa nekk la may seen lan ngay daanelee balaa en tout cas ñu rendre l'antenne. waaw mooy fi nga doon waxee léegi rek par rapport ak journalistes yi nga xam ne ci terrain bi gars yi ñu leen di teg fitna. léegi sañatoo sax dem ci terrain bi di génne sa logo. donc am na ñoo xam ne seen logo moom du génn te dañuy nekk si terrain bi te duñ bëgg gars yi xam ko wala seen oto yi di génn. donc là y a problème te lii yëpp li ko andi benn affaire bi la rek comprendre nga parce que mine de rien télé bu ci nekk média bu ci nekk. même bu dee benn fan waxal nga ñu ko. kon il faut mu am apaisement bi nag dara mënu ko joxe fi mu toll nii ku dul le président de la République
parce que bu dee kilifa diine yi ñu ngi ñëpp a doon wax nañu wax. gars yi wax nañ kon le président kese moo des soxlawuñu ay ministre yi waxal ci place am wala ay keneen ak keneen moom moo war a génn jël ay responsabilités am s'ils ne prennent pas ses responsabilités lu ne mën naa xew chaque jour bu ñuy jeexal fii ñu jeexalee ko tout est possible si jamais le président de la République ne prenne pas ses responsabilités yàlla bu ñu fa egg nag li ñuy ñaan mooy mu am grandeur wàcc wax ak sénégalais yi wax ak justice bi wax ak armée bi wax ak ñëpp jàmm newaat ñooy ñu delluwaat ci suñu ay occupation sérieusement loolu rek lañ koy xaar parce que mérité wuñ lii quoi vraiment mérité wuñ lii ci àdduna bi yëpp ñuy wax si ñun te beneen bi mooy boo dégloo discours ministre de l'intérieur démb nga déglu discours Idrissa Seck léegi ñoom ñaar ñëpp da ngay déggaat benn kàddu bi suñu ressource naturelle da nga koy dégg ci biir seen discours kon ça veut dire suñu ay ressources yi nekk fii menace la et on est infiltré fii ci Sénégal ça fait longtemps waaye ñu infiltré yàgg na mais kenn amul woon prox ndox la boo mën a jaar pour mën a déclencher li nga bëgg déclencher mais on est infiltré Sénégal fii yàgg na trop loolu RG yi ñoo ma gën a xam fopp ba ñu infiltré fii Sénégal yàgg na kon waruñu jox ñooñu buntu prox ndoll pour suñu ay ressources naturelles yi c'est Sénégal la saxee Sénégal moo ci bénéficié wu keneen du ci bénéficié wu keneen ku ci bénéficié wu tamit ci beneen fànn nga ci bénéficié wu mais du doon jaay doole wala xaar ba réew mi tàkk nga ñëw boo xoolee presse internationale bu Sénégal fii amee jàmm am loo xam ne dañ koy kii doo leen gis doo leen dégg ñu wax ci tey réew mi demee nii rek ñoom ñëpp a ngi ci wax te ku ci wax du wax ba jeexal te waxul ci ressources naturelles yi kon y a problème kon nañ def très attention président de la République na arrêté lii ci kaw mu def benn discours boo xam ne day responsable discours boo xam ne du dëgër discours boo xam ne day wax ak sénégalais yi ndànk même bu dee day sukk di wax ak sénégalais yi pour apaiser tension bi na ko def jàmm na ñooy. en tout cas jàmm ne ñooy le président en sortira beaucoup plus en grandeur. bu ko defee parce que bu ko ñàkkee def tamit dëkk bi fi mu jëm du neex mu doon loo xam ne foofu la ñuy tëjee je vous rappelle que ñu ngi seen émission grand débat ñu war a fàcceel lépp li nga xam ne mooy actualité di profité di nuyu ñi nga xam ne ñu ngi daan suivre muy ñoom Justin Vaz depuis en tout cas la diaspora ñoom docteur vraiment ñoom le grand journaliste Marena. di leen nuyu ñoom ñëpp ñu ngi nii mënuma lim seen tour vraiment c'est des milliers ñuy suivre suñu biir plateforme di nuyu sama chéri Coco Amivaz depuis en tout cas Ziguinchor maa ngi gis say tweet di leen nuyu ñeen ñëpp waa Ziguinchor di leen remercier di leen jox seen wàccuwaay di leen wax massa waa Bignona ci le nombre de morts bi existé di nuyu chéri Vincent xam naa ni chéri Vincent tamit yow it yaa ngi ci biir di la nuyu di la jox sa wàccuwaay di leen nuyu yéen ñëpp en tout cas tous les Sénégalais di ñaan wax dëgg yàlla lii nekk di am ci biir réew mi mu nekk loo xam ne yàlla na ci sotti ndox mu sedd guy ndax Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar loolu lu am la lu wër la ku bëgg a taal Sénégal yow yaay tàkk. kilifa diine yi wax nañ ko ñëpp wax nañu. kon nag fi mu nekk nii président bu nekkee dossier bi tegul sa loxo saa yu tegee sa loxo bi ni ko sëñ si waxee na nga ci def ndox bu sedd Sénégal ñëpp dellu seen liggéey parce que boo ko deful dëkk bi du mën a dem ci liggéey ci lépp luy jàmm. kuy moytu. moytu làmmiñ bi dëkk di wax salaatul fatiha mooy wasifa bi ngay dégg ci jàkk. gis nga salaatul fatiha boobu ñii dóor làmmiñ yi koy tudd bés bu yàlla sàkk dañoo war a moytu làmmiñ boobu. di wax musiba dañ ko war a moytu bu baax te kilifa diine dañoo sax ci salaatul faatiha bi dañ see sax de. mooy li nga xam ne wax na ko kilifa diine yi bu kilifa diine woowee président de la république. lépp lu mu jàppoon da ko war a bàyyi. mine de rien nag laa wax de yow xale bu ndaw bi am 5 ans laa wax de di xëy di def presque 3000 salaatul faatiha par jour wala 313 salaatul fatiha par jour kooku su woowee président de la république ne ko dama laa soxla président dafa war a ñëw wuyu ko du ay caaxaan de. en tout cas du ay caaxaan ni ko la seen waxee sama grand consultant mi nga xam ni vraiment xelam màcc na ci mbirum politique économique ak lépp luy yëngu mu doon sénégalais boo xam ne fu ne lay dugg di gëstu information yoo xam ne yu gën a wóor di ko indil fii li ak biir Teranga Info Teranga TV
ah en tout cas di leen remercier ci seen présence ci seen ay commentaires ah di leen remercier yéen ñëpp di leen masaw ah yàlla na Sénégal naat yàlla na kilifa diine yi continuer di toog fii biir Sénégal parce que da ngeen bokk li ngeen xam ne mooy suñu fondement suñu ay valeurs. ah en tout cas muy Touba muy Niassène muy Tivaouane muy suñu mbokk yi nekk fii Yoff muy suñu mbokk catholique yi ñu nekk ci biir temps de carême yàlla nangu suñuy ñaan ah ñu pare ci ñu dugg jublu ci en tout cas ci weer koor gi nga xam ni mooy weer koor suñu mbokk musulman yi loolu la ñu ñaan fekk génn nañu nag ci problème yi nga xam ni mu ngi nii suñu kanam il faut que ñu fay ko pour ñu mën a jéggi ci loolu mën a dem régler les vraies questions de l'heure kon nag foofu lay tëjee di leen nuyu di leen jox beneen occasion fii ci Teranga Info la Teranga TV merci et à très bientôt.